salaamaaleykum ñu ngi fii ak Mamor Tivou Akdi ci consul général bu Milan ànd ak Mame Diarra Fam député PDS ànd waa mouvement ànd France PDS Lekko ñu bëggoon koo laaj ci li nga xam ne si mooy parrainage bi Macky Sall di waaj ak gouvernement bu dee jàll na ban effet la mën a def ci candidat yi nga xam ne si ñoo bëgg a participer élection yi. waaw yàlla bu ko yàlla jàllale laa njëkk a wax ba pare doog a nuyu sëñ ñi fi taxaw ñëpp di nuyu Mamor Akdi ci opportunité bi ñu ma may pour ma mën a waxaat ak sénégalais yi di nouveau pour wax leen ni leen xamal leen lan nga xamante ni moom mooy loi bi nga xamante ni moom la ñu bëgg a promulguer à l'Assemblée nationale di loi sur le parrainage. man dama ne bu fekkente ni nit ñi réeroon nañ sax war nañoo fàttaliku ni bërki démb rek lañ fi def référendum bi kenn fàttewu ko ci jamono. donc ma jàpp ni su fekkente ne wax nañu li nga xamante ni mooy référendum génne ci ay points même bu fekkente ni ñi doon defar référendum bi dañ doon tâtonner doog ko defar ba tax le président Macky Sall réer ci diggante bi ba xamul li mu bëggoon def pour caler yenn candidats yi waroon naa xalaat itam ni yëpp sénégalais yi mënta ëpp nga toog ba heure bi ngay génne ci diggante wu 1 an. ñuy wax 1 an sax matatu ko moo des ci élection yi nga xamante ni mooy élection présidentielle yi ngay génne benn affaire boo xamante ni moom koppet dong rek kese mooy lii nga xamante ni moo la war a mën a may nga daw yow dong maanaam course bi ku jóg ma damm sa tànk man rek maa war a daw ci course bi ma jàpp ni itam du lu rafet Sénégalais itam war nañoo comprendre que ni l'avenir du Sénégal du nekkul rek ci loxoy politiciens yi Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk. Sénégal politiciens yi ñoo ci gën a tuutile du fait soo gisee en général fu ñu nekk ñun ñoo fay gën a ndaw nous sommes presque ñi gën a tuuti ci Sénégal mais Sénégal bu xoolee ni que ni dafa nekk en danger Sénégal moo war a réactionner parce que am na acte yoo xamante ni su ko un président de République di poser ci réew mu démocratique mu toll ni Sénégal c'est le Sénégal qui doit faire une réaction la réaction est-il que ñun xam nañ ni loi sur le parrainage daf ko def tout simplement pour éliminer ses concurrents éliminer ñi nga xamante ne ñoo des potentiels candidats parce que bu fekkente ne dafa am fu loi bi di waxee sur ci benn paragraphe loi bi di fa wax ni que ni un Sénégalais peut être candidat bu fekkente ne mu ngi nekk rek Sénégalais loolu loi bi wax moom mu dindi loi boobu bëgg cee def ne un électeur mooy maanaam tey Khalifa Sall mu ngi ci kaso bi bu amul carte électeur ñëwul voté si munul nekk candidat or que dans le monde entier gis nañ bërki dem koo xamante ne dañ ko tëj 5 ans mu nekk si biir kaso mu génn nekk 2e tour si 2e tour bi la génnee pour mun a ñëw voté si parce que war na mën a poser candidat ci Afrique la nekkul Italie nekkul France nekkul fu ñuy wax Afrique Karim Wade mu ngi Qatar su fekkente ni joxu ko son passeport peut-être pour mu war ko mën a delloo si Sénégal Karim Wade bu ñëwul nekk électeur voté si sa Berthe Maubert xaw ma fan fu muy voté warul mën a nekk candidat donc loolu ainsi de suite xam nga gis na ay candidats yoo xam ne parrainage bi tey su fekkente ne man dama ñëw bëgg a nekk candidat ñu war ma parrainer ki may parrainer bu dee man sama xarit bi ma gën a am je prends le cas de par exemple Cheikh Mbaye wala Habib Thiello wala je prends le cas de Moussa Seye samay xarit lañ dañu may jàppale man candidat laa tëggu naa ba pare na mun nañ jël sax kaawu Idrissa Seck bañ a jël kaawu keneen Idrissa Seck c'est un candidat c'est un potentiel candidat Idrissa Seck day dem uti ay voix su ñëwee man Mame Diarra Fam bugg naa parrainer Idrissa Seck bugg naa parrainer keneen damay ñëw parrainer Idrissa Seck mais état bi mun na ma fay man Mame Diarra Fam xaalis bu bëri ni ma demal parrainer Karim Wade man lay ciblé man en personne ma dem mu xool ma ci listu Idrissa Seck dem xool ma ci listu Karim Wade gis ma ci ñaari liste yëpp woo Idrissa Seck ni ko Mame Diarra dala parrainer Karim Wade donc sa candidature mënatul a jàll loolu mooy parrainage donc man je préfère mourir que voter cette loi je préfère rester aux côtés de ceux qui m'ont élu ndax Italie ay nit ñoo fi nekk ay nit yu gore ay nit yu baax ay nit yoo xamante ne xam nañ au moins ce que c'est qu'une république xam nañ def la différence je préfère toog fii bu Italie amee programme wala mu am problème ma nekk si di si jàpp que di toog foo xamante ni dañ may humilier parce que toog si assemblée nationale boo xamante ne 99% des députés sont des nit ay nit yoon la yoo xamante ne
nguur ga moo leen fa teg rek pour ñu approuver ma dem toog fa ñu yore seen télécommande di leen télécommandé mooy ma rusloo sama bopp mooy ma xeex ci xeex boo xamante ne j'ai perdu d'avance et c'est sûr et certain que cette loi bouffon va passer à l'Assemblée nationale. De ce fait maa ngi defaat encore si samay collègues députés yi ma am à l'Assemblée nationale di leen wax ni vous avez mérité la confiance des Sénégalais pour être élu. C'est pas parce que vous êtes du pouvoir moo tax ñu fal leen ay député wu adduna bi ngeen ay député wu Sénégal ngeen ay député wu Assemblée nationale du Sénégal ngeen vous êtes le législatif. Ne suivez pas ay conseils yoo xamante ne bu ëllëgee sénégalais yi dañ leen siy blâmer bu ëllëgee sénégalais yi dañ leen siy mere te lii muy loi parrainage bi su jàllee mooy maanaam nasaxal nañu li nga xamante ne mooy démocratie sénégalaise. fii si conseil général bu Milan taxaw ak ki nga xam ne mooy secrétaire général ànd mouvement FRAPP PDS lekk komo ñu koy wax sëñ Alamine Diop ñu war koo laaj ñaari question bu njëkk bi mooy seen taxawaay fii samedi tey lu ko waral si conseil général bi ak seen gan bi nga xam ne moom leen dégg si réseaux sociaux yi ak si télé yi ñëpp di ko wax muy Serigne Assane Mbacké sëñ Alamine yaa am parole. waaw jërëjëf Mamor TV bon d'abord may def rek mooy remercier mouvement And FRAPP PDS ak ay xalem yu dog yi nga xam ni depuis 7 heures dañu fi ñëw waaye boo lekko nelawuñu xooluñu soriwaay bi xooluñu dara donc loolu déjà man ndàmbale dama leen ni remercier di leen gërëm di leen encourager parce que politique aussi lii rek la mooy détermination parce que nit ki bu amul détermination moom c'est zéro looloo tax ma leen di remercier bala ma wax ci loolu suñu teewaay nag tey lu simple la mooy en politique on doit dénoncer il faut avoir le courage de dénoncer et dañoo ñëw pour dénoncer comportement consul général bi nekk Milan ci comportement am ci jëfinam muy jëfin ñaaw muy nit ki nga xam ne dafa mel ne que moom dañ ko parachuté te fii la nekkoon ak ñun xam na réalité du terrain xam na les réalités de ce pays xam na nit ñi ni ñuy déplacé woo xam na gox yi ni ñu soree xam na jóg ni mu jafe xam na mbir yi ni mu demee mais loolu lépp daf ko fa balaye ko teg ko fële di def lu ko neex bu fekkoon dafa teg tànkam fi nga xam ni moom la ambassadeur bi nga xam ni moom moo ko fi yilif nekk am naa yaakaar ni duñu egsi fii ndax ambassadeur bi semaine bi commission yi ñëwee la leen envoyé ci gox yi mais moom elle est en train de divaguer day divaguer quoi dafay divaguer cela veut dire que au lieu que mu ñëw carrément def li nga xam ni moom la defoon ci législative yi envoyé commission yi mu ni gëmloo ni problème mu moyen ñun faalewuñ ay moyen parce que ñi fi daan ñëw ñëpp ñun association yi ñun ñi nga xam ni ñoo nekk ci gox yi ñoo daan gérer li nga xam ni moom mooy seen frais de déplacement buñ daan ñëw ñoo leen di yore ñooy jël seen lépp ci lan fay nekkee donc bu ñu waxee affaire moyen c'est faux day wax lu ko neex mais nag duñ ko ci bàyyi danañu ci demanteeg moom ba mu sap-sap parce que dafa tekkul dara te xam na ni lii duñ ko commencé a bàyyee quoi elle n'est pas sérieuse donc dañ koy dénoncer beneen bi ci tegu mooy ngan gi dañuy am sunu gan guy ñëw suba ñu koy wax sëñ Assane Mbacké muy président mouvement appel 221 mu ñëw Italie ñëw xool sunu mouvement xam ni mouvement bi mouvement bu taxaw la bu am passif la mu xam ko depuis Sénégal mu ni bu ñëwee dana ñëw rendre nu visite moom nag moo ñu war a ñëw rendre visite suba incha allah pour ñu waxtaan ak moom ci doxalinu réewum Sénégal pour ñu waxtaan ak moom aussi ci li nga xam ni moom la ñu jublu en 2019 mooy élection yi yooyu la bu fa ñëwee suba ñu waxtaan ceeg moom donc ci loolu daal la ñu taxaw suba incha allah pour que ñu leen di woo yéen ñëpp ngeen ñëw incha allah suba Mariano commencé à partir de 3 heures ba 6 heures ñu mën a waxtaan ak moom je pense que appel bi jàll na
nit ñi danañu ñëw ndax ñu saafoonteeg moom jërë ngeen jëf. ok jërëjëf sëñ Alamine moom mooy secrétaire général mouvement ànd falaat PDS Lekko yaakaar naa li ñu laajoon lépp tontu nga si tontu yu leer kon ñu ngi lay sant di la gërëm kon ba beneen yoon. ñu taxaw ak kii nag moom mooy porte parole mouvement ànd falaat PDS Lekko Como ñu koy wax sëñ Ablaye Fall ñu gën koo xam sëñ Ablaye Fall Ndar yaakaar naa ñu bëri xam nañ ko ñu waroon koo laaj teewaayam fii si samedi si consul général bu Mina lu ko waral ak seen gan gi nga xam ne moom la ñu war a am suba muy sëñ Assane Mbacké ñu koy dégg si télé yi ak si rajo yeeg fépp moom mooy kan mooy sëñ Assane. waaw asalaamaaleykum ñu leen di ziar leen nuyu wala Ablaye Fall porte parole mouvement ànd falaat PDS. waaw comme ni nga ko waxee sëñ Mor dañu am gan gu mag dimanche fële ca Mariano Comense via le Emanuele Dada 22 066 ñu fay teertu sëñ Assane Mbacké bu appel 221 waaw léegi nag dañ ci woo ñëpp ñoo xam ne rek ñu ngi yëngatu ci politique du ma wax sax waa parti démocratique sénégalais mais képp koo xam ne rek yaa ngi yëngatu te li la ñor mooy paix mooy équité mooy démocratie parce que dañu am koo xam ne dafa nar jalgati suñu démocratie léegi nag lee dafa nekk ab saafonte bu ñuy def ak koo xam ne gaynde la muy Karimus bu mag ñu koy tertu ca Mariano dimanche bii di ñëw suba à partir de 3 heures waaw ca Mariano Comense ñu ngi leen di ciy woo yéen ñëpp mag ndaw góor jigéen sëñ moom. waaw sa teewaay tey si fii si consul général bu Mina lu ko waral yow ak sa mouvement bi. waaw jërëjëf dañoo ñëwoon rek ci wiitu benn woote boo xam ne nii président fédération Serigne Aline Gueye woote na ko pour que képp koo xam ne da ngay nekk ci parti démocratique sénégalais ak képp koo xam ne da nga nekk ci opposition pour ñu ñëw laaj suñuy droit dañ fay ñëw pour xeex loo xam ne dañ ko bëggoon defe ne woon ñii ay démocrate lañ bu ñu indee fii commission pour bind nit ñi ñu am ay carte d'identité am ay carte électeur commission bi war fee def 2 mois ñu war a def rotation di wër dëkk yi parce que loolu mooy li nga xam ne moom la ñëpp di def même au niveau de Rome ambassade bi mi ngi koy def am nañ calendrier ñoom di wër mais côté nord bi fii nga xam ne consulat bi moom dañ ko waroon def defuñu ko dañoo téye commission bi fii assiégé ko di def di bind seeni nit kese waaw parce que dañoo wax ne am na koo xam ne day organiser waa mbokki Aly Ngouille Ndiaye indi ay car pour bind leen ñun ñi nga xam ne dañoo am ci opposition lañ nekk kenn duñu bind jël seeni jour ñoom di bind seeni nit léegi nag loolu nag lañ ñëwoon tey ne car boobu moom lañ bu fi ñëwee ñu ne ko duñ fi bind te commission bi aussi ñu fexe ba chaque jour mu dem ci benn dëkk parce que nit ñi du leen jaral ñuy jóge fii ba Rome xaw ma fii ba Bologne fii ba Rimini pour ñëw di bindu ay carte électeur léegi nag comme commission bi nangutu def rotation boobu ñu def suñu délégation ñun ñëpp ñëw fii ñëpp a ngi nii fii dafa fees del mais à notre grande surprise ñoom gisuñu leen ba tey waaw léegi nag dañuy xaar autorité mu ñëw ñu wax ak moom ne ko daal li ñu bëgg mooy commission bi bu demee Brescia bu subaa mu dem Bergamo bu gannaaw subaa mu dem Lecco bu gannaaw subaa mu dem Bologne def ko noonu ainsi de suite bu ko defee ñu mën a bind maximum de Sénégalais parce que c'est un devoir bëgguñoo waxuñu rek nit ki dafa war am carte d'identité mbaa dafa war am carte électeur mais c'est un devoir tout citoyen da nga war am carte électeur da nga war am carte d'identité pour am xaj ak seen mais ñoom comme dañ koo tàmm ñoom seen bopp rek la ñu bëgg a bind léegi nag loolu lañ du fi am moom lañ ñëwoon pour xeex tey. taxaw ak ki nga xam ne mooy Ibrahima Ndiaye ñu koy gën koo xam si Ibrahima soldaaru Karim Wade seen bokk si mouvement ànd falaat PDS Lekko ñu xam ko loolu nag si kuy xeexal Sénégal démocratie ñu bëggoon ko laaj nag taxawaayam fii si samedi bi nga xam ne du jour liggéey si consul général bu Mina lu ko waral ak seen gan yi nga xam ne mooy sëñ Assane Mbacké te ñu waree ñëw suba seet si leen ñu dégg ko si télé yi ak si rajo yi ak si réseaux sociaux yi te xamuñu kan mooy sëñ Assane Mbacké ñu bëgg koo laaj luy taxawaayam ak gan gi ne war a am suba lu ko waral micro bi waaw sëñ. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ñu ngi leen nuyu baax di leen siyaare di leen jaajëfal di rafet lu baax liggéey bi nuyu baax sëñ Mor Samb sunu rakk sunu lépp di nuyu ba dem sëñ Mame Mor Sarr ak ñi nga xam ne si ñoo nekk ànd falaat PDS Lekko Como liggéey bu rafet di ci waral seen ngëm-ngëm ak seen pastaf ak seen bëgg seen réew waaw di ñaan yàlla boolu ñu dimbali sëñ Assane Mbacké nag dana fi ñëw bu dimanche ak jàmm muy sun gan goo xam ne si dafa seet si ñi nga xam ne si ñooy PDS ak karimiste yi mu nekk yeetu Abdou Karim Meïssa Wade di liggéey di xeex ngir Sénégal ñu gis taxawaayam mu baax lool ci ñun
ñu bëgg koo jàppale lum ñu woo ñu fekk ko ca ñu koy séntu fii nag bu dimanche ak jàmm ñi ngi woo xarit yi ak am di jàmm yi ak ñi nga xam ne si xam nañ ñu fekk si bis bi ñu teeru sëñ Assane Mbacké teere bu mucc ayib loolu lañ bëgg waaw. waaye tey si samedi bi si consul général Milan yow ak sa mouvement ñu gis leen ngeen ni mbooloo mu bëri ñu bëgg a xam lañ moo ko waral. waaw jërëjëf sëñ Mor boo gisee ñu ñëw fi tey ji bàyyi suñu yitte yëpp Sénégal dafa jaar yoon woo xam ne si bokkul ci yoon yi gën te ñu juddoo ci réew mi bëgg réew mi fonk réew mi mu jarañu lu bari bañ déggee ne am na lu fiy xew tey ay nit ñoo xam ne si dañ leen a ber di leen wutal carte d'identité te carte d'identité sénégalais yëpp ñoo ko war a am ñëpp ñoo ci war a yam ñun ñëpp ay citoyen lañ te Sénégal ñu ñoo ko moom ban dégg ñu ne dañ leen a ber wutal leen pullman pour ñu déposer si loolu tax ñu nañ fi ñëw xool buñ fi ñëwee itam képp koo xam ne si sénégalais nga bëgg carte d'identité kenn du la seppi ñëpp la ñuy déposer loolu rek moo mën a xew waaye duñ fi seppi ay nit di leen déposer di bàyyi ñi ci des affaire ségrégation boobu lañ bëggul lañ rafetlu moo tax ñëw fi suñu teewaay yàlla def na ci sutura gisuñu fi kenn nag te ñi fi jotoon na ñëw déposé nañ loolu sant yàlla suñu borom la. waaw jërëjëf sëñ Ibrahima Ndiaye ñu ngi fii ba tey consul général bu Milan di tey samedi 7 avril 2018 yaakaar naa kàddu yu leer na naa ñi li la laaj lépp tontu nga si ñu ngi lay sant kon Ibrahima Ndiaye soldatu Karim Wade bokk si mouvement ànd Falaat PDS lekk ko moom. asalaamaaleykum man la Ablaye Fall waaye ñëw di leen nuyu di leen ziar waaw di jaar fii ñëpp jaar rek dañu ñëw fii tey pour demander li nga xam ne ñun ñoo ko moom muy le droit à une carte d'identité et une carte électeur loolu dafa am loo xam ne nii du lu ñuy sax di ko war a demander parce que pays buy dox ci yoon nit ki dafa war a am ay pièces am mais nekk clandestin ci sa biir réew nekk ñun ay clandestin lañ ci biir Sénégal loolu la ñuy xeex pourquoi ñun ñi ñuy def ay clandestin parce que Macky Sall moo ko neex bëgg jël ay nitam bind leen ñi nga xam ne duñu ay nitam du leen bind te loolu war yaakaar naa war dem ci affaire démocratie loolu amu ci léegi nag ñu ñëwoon nag ne tey dañuy xeex loolu fexe ba commission bii nekk ci Milan mi ngi nii tey ñoo ngi toog ñoom di xaar croiser leen bras parce que gisuñu kuñ bind alors que plus de milliers de sénégalais ñu ngi fii ci Lombardia bi amuñu ay carte d'identité amuñu carte électeur commission bi mënoon nañoo taal seen oto dem di leen fekki ñu dem Bologna dem Rimini dem Brescia dem Bergamo dem Lecco pour bind nit ñi parce que bu ñu demee foofu lu mu dee danañ bind 100 personnes par jour boo ko defee 10 jours c'est 1000 personnes non dama joxe rek exemple boobu pour wane ni nit ñi binduwuñu mais commission bi Rokhaya Ba téye na ko fii ci consulat bi confisqué na ko ne leen duñ dem parce que manque de moyen mais benn moyen Sénégal dafa war a jaral ay doomam da ko war a jaral lépp li mu amul def ko ci ay doomam pour ñu nekk ay citoyen à part entière amul kii rouge la kii bleu la da ngaa war a jël ñëpp yemale leen léegi nag loolu nag moo tax ñu ñëw fii tey ànd ak mbooloom yëpp président yaa ngi fii ñëpp a ngi fi pour ñu réclamer suñu carte nañu jox suñu carte ngir yàlla laaj ñu ko leneen jërë ngeen jëf. waaw donc mbokk yi ñu ngi fii ci buntu consulat bu Sénégal ñëwoon vraiment doon saytu li nga information bi nga xam moom lañ joxoon pour vraiment li nga xam ni par exemple ñun ñëpp déggoon nañ ko. ñu ngi fi nag wax ci mënut a gudd dañ leen di bàyyi ak le président de la fédération bu réew mi Italie Ibrahima Ndour mi ngi fi taxaw le président de la fédération PDS Alioune Gueye mi ngi fi taxaw l'honorable député Mame Diarra Fam mi ngi fi taxaw donc ñu bàyyi leen rek ku nekk wax ci quelques kàddu ci li nga xam ni par exemple moo ñu taxoon ñu déplacé wu tey ñëw fi Ibrahima vous avez la parole Ibrahima Ndour. asalaamaaleykum wa rahmatullah yéen waa diaspora bi. asalaamaaleykum wa rahmatullah yéen waa Italie comme ni ko le frère Ndiouga Ba wax rek man la Ibrahima Ndour président de la fédération réew mi Italie bu ngeen gisee taxawaay bi am na lu ko waral bu ñu taxawee suñu ginnaaw ngeen xool ñu nekk ci buntu consulat Milan am na information boo xam ne defe naa Sénégalais yi nekk Italie déggoon nañu fekkoon na sax ñun ñu entamé sunuy activité waroon koo def depuis dem vendredi waroon ñëw ci consulat bi mais comme jàppoon nañu ne am na benn structure boo xam ne day politique comme ñun dafa amoon mobilisation bu mu mën a def tey waroon na ñëw fii jël fi ay sénégalais ñu bindu jëlee leen Parma indi leen fii ñu bindu te mu mënoon a def jël commission bi nga xam ne soo ba léegi ñu ngi toog fii dina yóbbu leen Parma Sénégal yi nekk Parma bindu loolu moo ñu yëkkati woon ñu du fi amee. commission bi fii mu toog di bind fukki nit ak juróom par jour demoon Parma bind 1000 personnes ko gënoon
ñu bëgg a jël par ma ñeenti muus ak ñetti gàttu andi fii naan kaay ñu bind leen loolu la ñu ne doo fi amee comme consulat bi na bañ na toog ci këram gii ne fi lay toog sénégalais yu ñoruñu ko du dem bindi leen du ñu nangu itam muy dem di tànn ci biir sénégalais ay sénégal dina indi ci consulat bi di leen bind loolu moo newoon defante tey bi waaye nag defe naa ñëw nañu heure ba ñu war a ñëw toog nañu xaar leen waaye defe naa tey moom doon na doon mbàccum gerte ndax ñun pare woon nañu lépp bu nga xamante ne wax dëgg yàlla bu ngeen xoolee fii ci ginnaaw ñëpp a ngi fi am na ñu ñibbi am na ñoo xam ne ñu ngi fi toog la ñu naroon moo di ku fi génne ci dëkk boo mun di génne boo dem sénégalais lambda comme ñun nag ñëw dugg di nga bindu waaye ku ti jóg ci bukaar wàcc doo dugg ci biir consulat bi xam naa ne yëg nañu sunu mëbét xam nañu ñu ngi fi parce que def nañu seen ron leer na leen ne gars yi taxaw nañu takku nar leen a jële fii bu ñu fi ñëwee ñu daw deuxième ñëw ñu taxul nag ñu arrière fii ba le 23 dinañu ron ci la ñuy xëy di fi gon chaque jour dinañ ñëw xool lu fi xew ku fi jël sab kaar doon ab sénégalais ñu indi la sab kaar nga ñëw fii boo ñëwee fii di nga jàkkaarloo ak askan bi parce que ñun askan bi rek moo ñu ñor lu ñuy politique dañuy liggéey pour askan bi ndax askan bi ñu nga seen kër toog bu demoon tey Milan Bergamo dina bind su demoon Brescia dina bind su demoon Forlì dina bind su demoon Ravenna dina bind bu dem fu mu mënoon si Italie dina bind mais toog fii ci consulat bi wax dëgg yàlla doy na sëkk loolu nag la ñu bëgg mu dakk te yéen Sénégal yi nekk seen kër ñu leen di woonaan mobiliser seen kaar su fekkee ne jàmm ak seen njaboot rek leen fekk liggéey toog leen foofu bu leen soxlaa na ñëw fekk leen foofu bindal sénégalais yi fi nekk ndax sénégalais amul sénégalais A amul sénégalais B sénégalais la asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaw donc ci optique boobu la ñuy continuer wax ak ki nga xam ne moom mooy Alioune Gueye mu nekk président fédération bi question bi ñu gën ko approfondir wax demandé waale aussi président lan lay xaar ci semaine yi di ñëw parce que commission bi gis nañ ni mi ngi toog fii te du bind lu dul 10 ay 20 personnes te Sénégal yi dañoo bëgg a bindu donc ñu enchaîner ci question boobu demandé président Alioune Gueye président loo xalaat ci situation bi ak lii di ñëw aussi lan nga ci xalaat. merci beaucoup Diogo damay commencer d'abord samay kàddu sant ñi nga xam ne nii ñëpp tey def nañu déplacement ñëw ànd ak ñun li nga xam ne nii tey mooy xeex bi muy parti opposition yëpp di ñu bokk ci PDS mais di suñu mouvement de soutien yi nga xam tam ñoo ànd ak ñun liggéey bi maa ngi leen di sant ñoom ñëpp bu baax a baax def naa ni tey mënoon nañoo désigner rek benn porte-parole du jour parce que li président Ibrahima Ndour wax liñ siy dolli bariwul te loolu dafay wane ni waxal na ñëpp ñun ñëpp tey ñoo bokk benn combat boo xam ne nii moom la ñuy xeex li ma si bëggoon yokk rek mooy dama bëgg a lancer un appel à tous les Sénégalais muy fi mu daaneele parce que carte nationale d'identité du problème politique carte d'identité la dama ko yàgg a wax ku amul carte d'identité doo am passeport ku amul passeport doo renouveler sa permis de séjour donc document boobu noonu dafa lié wu ak notre permanence ak notre séjour fii au niveau de l'Italie combat boobu noonu nag damay woo surtout les associations nekkul combat politique dafa nekk combat de citoyenneté et de patriotisme ñëpp ñoo si war a jàpp c'est pas normal que depuis 93 commission itinérante di wër di bind sénégalais yi fu nu mën a nekk tey jii nu ñëw en 2018 Sénégal reculé encore ba àgg fii mu àgg nii avec la volonté de Macky Sall et son gouvernement parce que ki nekk fii nii nekk le consul général lu muy wax ci ñoom la koy waxal lu muy def ci ñoom la koy defal kon Macky Sall mooy ndey mbi ligi moo yóbbee sénégalais yi lii lépp moo ñu ko yóbbee ginnaaw bu mu jëlee xaalis bu dul jeex du xaaj tay nañoo nekkati di ko wax ni da koy def ci ay carte d'identité lii mooy li nga xam ni moom la ñu añale tey li nga xam ne nii nag moo ci des semaine yi di ñëw ak ba keroog te du ma wax sax semaine yi di ñëw le 23 ñu yem ci mais ba keroog loi bi nga xam ne nii moom la bëgg a yóbbu à l'Assemblée nationale di àgg assemblée dañuy woo sénégalais yi ñu taxaw parce que li am Sénégal jaaduwul li am ci consulat bi jaaduwul parce que fii duutu consulat mais këru mbootaay la fi ñu toll nii tembe entre ñetti jigéen ñaari góor mu nekk mbootaay goo xam ne nii ñoom ci seen biir ñuy xeex ka xuloo guddi ak bëccëg intérêt sénégalais yi doxuñu ci lenn kon mobilisation dafa jot sénégalais yi nañu génn parce que li nu amoon xeex ko président Abdoulaye Wade xeex ko ànd ak leader yu bari xeex ko tey jii nii ba Sénégal ak fii mu àgg problème mu démocratie ci problème mu avancé ci lu mu mën a doon suñu ko bëggee yàq ci ñaari fan wala weer ñëpp a war a jóg taxaw ci loolu la ñuy woo sénégalais yi ñu jóg taxaw ndaxte réew mi àgg na foo xam ne nii tey jii nii kenn waratul a toog di seetaan consulat wu Milan àgg na foo xam ne nii tey jii kenn waratul a toog di seetaan suñu nekkoon ay politiciens dañuy toog rek bàyyi ko muy def ay kastaatam bàyyi ko muy def ay erreuram ëllëg ñu profité ci
mais ñun loolu taxuñoo jóg donc li ñuy def du politique dañu bëgg attirer attention ci li muy def nii du njariñam du njariñul askan wi te njariñul askan wi ñun moo ñu fi bàyyi mooy ñu fekk nit ñi fi ñu nekk bind leen jox leen seen i carte d'identité suñu àggee ca bis ba ku bëgg a dagaan baatu askan wi nga dagaan baatu askan wi fu mu mujj neex loolu ci la ñuy woote ñun ci loolu la ñuy dox lii nag duñ ci am tey dañuy maintenir pression bi lundi encore ñi ngi fi encore ba mbind mi di jeex su mbind mi jeexee itam dañuy def cap vers loi bi nga xam ne nii moom la bëgg a déposer à l'Assemblée nationale di lancer nag un appel aux Sénégalais yi nga xam ne ñoo nekk Sénégal ak leaderu parti yi gis ngeen li nga xam ne nii tey moom la opposition bi def fii au niveau de l'Italie kon ñoom itam nanu taxaw na Sénégalais yi taxaw parce que mbir mu tam foofa la bu ko jaree sax ñu dugg ci hémicycle bi vote bañ faa am parce que loi boobu noonu fi mu ñu jëmee mooy delloo encore Sénégal ginnaaw éliminer d'office bépp candidat boo xam ne nii bëgg nañ ko donc daal li président Ibrahima Ndour wax loolu lañ ci bëggoon a yokk di sant ñëpp nag di sant militant PDS yëpp ak mouvement de soutien yi ak ñëpp ñi nga xam ni def nañu déplacement tey ñëw wàcc seen liggéey ñëw taxaw rien que pour défendre le Sénégal c'est pas pour défendre un candidat mais le Sénégal parce que c'est la carte nationale d'identité du ma deñ di insister ci loolu na Sénégalais yi yeewu ci loolu que pièce la boo xam ne nii daf noo qui nous revient de droit d'après tout ce qu'a dépensé le gouvernement comme xaalis kon nag na ko ñëpp xamee noonu ñu àndandoo mën a combat bi ba commission yi génn fii nga xam ne nii fii la war a génn bu fi génnu tam ñu continuer combat bi parce que nag liberté ak ay droit kenn du ko far ci kaw suuf da nga koy dem jëli génn leen ngeen jël ci ko parce que fi ñu Macky Sall bëgg a yóbbu sori na donc maa ngi remercier tout le monde jërëjëf. président Aline donc ñu enchaîné ak ki nga xam ne moom mooy honorable député Mame Diarra di ñëw ci question bi nga xam moom lañ koy laaj parce que moom foofa ne fa mu nekk fa la ñu voté loi yi fa la ñu voté règlement yi nga xam moom mooy nekk par exemple liy doxal Sénégal donc ñu laaj ko rek moom par rapport ak situation bi mu nekk lan la ci xalaat ak lan ban taxawaay lañ ci war a am en tant que député de la diaspora ak situation bi nga xam ne conseil bañ na génn commission bi et ma rappelé ko que association yi pare nañu pour financer par exemple même bu fekkee conseil dafa na rek génn pour indi commission yi ñoom na pare nañu pour jël lépp di wax Mame Diarra rek lan la ci xalaat en tant que député de la diaspora. waaw asalaamaaleykum maa ngi nuyuwaat ñëpp di wax ni rek li nga xamante ne moom moo tey tax suñu teewaay fii tey ñu ñëw nekkaat comme tous les jours et tous les temps ci wetu sénégalais yi du politique waaye Sénégal la Sénégal bu nekk dafa am nag dafa am ñoo xamante ne seen Sénégal bokkul ak Sénégal bi nga xamante ne moom la sénégalais yi di dund moo waral tey ñoo xamante ne dañu jàpp ni ñoom ñoo war a taxawal sénégalais yi ñëw dindi tooñ ñëw taxaw fii ci buntu consulat général du Sénégal à Milan ñun tamit ñu ñëw fekk si leen fi ndaxte loolu itam moo waraloon ñu fal ñu lu naqari sénégalais yi ñu ànd ci ak ñoom ku nekk gis nañu ci yenn marche yi nga xamante ni day am ci dëkk bi mu bokk ci naqaru sénégalais yi ci taxaw donc loolu moo waral tey tamit suñu taxawaay fii ñu taxaw fi non seulement en tant que honorable député mais taxaw fi tamit en tant que présidente section bi nga xamante ni moom moo hospitalier manifestation bi muy section PDS Milan di wax ni rek Serigne Ndiouga comme ni ko président Aline waxee tey waroon nañ am benn porte-parole du jour rek mu waxal sénégalais yëpp parce que am na loo xamante ne bu ko kenn waxee ci ñoom rek dafa mel ni sénégalais yëpp la waxal ndax fi ñu taxaw li ñu fiy kaas sénégalais yi lañ koy kaas mooy le droit bi nga xamante ne moom la sénégalais bi am ci carte d'identité nationale ñun demuñu Guinée di ko fa laaj demuñu Côte d'Ivoire di ko fa laaj dañoo ñëw fii ci consulat général du Sénégal à Milan di wax ki nga xamante ne moo fi toogal nguur bi di consul bi na jël commission bi génne ko ci mbedd pour bind sénégalais yi na nga xamante ne noonu la demee woon ndax loolu kat waxuñu ni li muy def amu ci droit waaye bu fekkente ne dañ laa teg cim réew ngir nga war a nekkal ña nga xamante ne ñoom ñoo fa nekk di ay sénégalais dangaa war a doxal la nga xamante ne moom la sénégalais yooyee bëgg ak la leen di dimbali
te itam ku ne xam na ni tey boo jëlee benn cas bu mel ni ku nekk fu mel ni Treviso nga bëgg ko wax ñëwal consulat général du Sénégal à Milan déposer carte d'identité déjà mooy fayloo nga ko 130 € par jour ba ci journée bi aller ak retour te bu koy jël si du bokk mu fayaat aller ak retour donc li gën a neex te gën a rafet rek mooy mu génne commission bi fi mu toog parce que ci suba ba léegi ñu ngi fi tamit mais xam nañ ni commission bi 15 personnes la bindagul 15 personnes nag ci dëkk boo xamante ni tey bu yendu woon tey ci bëccëg bee nga xamante ni ñu ngi koy defal Cheikh Abdou Khadre Mbacké Ilimani ca Brescia bu fa commission bi yendu woon tey dina bind lu mat 1000 personnes ndax sénégalais yi ña nga fa daje donc bu ko defee noonu mu jógee foofu demaat bu subaa fu mel ni Lecco dina fa bind lu mat 500 personnes donc li ñuy wax mooy du xëccante na toog ak sénégalais yi waxtaan ak ñoom ndax kenn werante wu ko maanaam fekk moom mi ngi toog ci biroom di laam-laamee ndax maa jiit le sénégalais yi wala jiitewu ma ko mer a koy wone wala funki wala diis du xam ni moo jiite sénégalais yi dafa war a xam ni moom moo jiite sénégalais yi moom Rokhaya Touré parce que lu tax mu jiite leen mooy dañ ko fee teg sénégalais yi tànnuñu ko pour mu jiite leen Macky Sall moo ko tànn pour mu jiite sénégalais yi donc moom dafa war a toog ak sénégalais yi laaj leen lan mooy seen xalaat ci lii ma war a def te defu ma ko sénégalais yi nangul ko ni ko ñun mën nañ koo jël en charge commission yi comme niñ ko jëlee woon parce que bu leen fàtte ni commission yi consulat bi mosu ko jël en charge ku nekk dégg na fi Treviso biñ fiy laajte daaw ci commission yi ku ñëw di déposer na nga joxe 3 € bañ naan du woon yoon mais parce que association bi en personne moo jëloon commission bi en charge donc loolu bu ci waxtaanee ak association yi waxtaan ci ak parti politique yi association yi jëlaat nañ décision pour jëlaat commission yi en charge pour ñu bind sénégalais yi loolu nag maanaam ki koy def du ñu bett ci moom ndax maanaam nii ñu koy doxalee fii la ñu koy doxalee Sénégal comme li sa question ma ñëw ci mooy loi wu parrainage maanaam dama d'accordul ci li nga xamante ne sànq am na ku wax ni loolu moo fi mës a am parrainage bi fi mës a am mooy maanaam man damay dem élection bëgguma voix yëpp damaa bëgg ñu dispersé wu ma fayal Alioune fayal Ibrahima fayal Ndiouga ku ne posé candidature bu ñu demee deuxième tour Alioune ak Ibrahima ak Ndiouga ak Mor An ñëpp ànd ak man ma gagné maanaam loolu moo doon parrainage bi fi amoon parrainer un candidat mais parrainage façon bii ñuy defee nii bii ñu bëgg a indi nii mooy façon boo xamante ne dañuy dàq ñi nga xamante ne ñoom ñooy les potentiels candidats parce que dugal nañ ci ay ndëgg sërëx yoo xamante ne maanaam ñiy dem ci candidat bi sax te di ko nangu ñoom ñiy dem war a nekk ay candidat te di ko nangu ñoom xamuñu ni ñi ngi ci suicide la suicide politique la donc ma jàpp ni sénégalais am na lu muy bañ sénégalais am na lu mu gëm ñi nekk assemblée nationale di samay collègues députés man li ma leen mën a wax rek mooy ma di leen woo pour ñu xam ni loolu voté ko mooy Sénégal ŋàññi la ba yow mal xiyam parce que ñi nekk ci biti bëgguñu ko de amuñu baat nag parce que nous sommes dañoo nekk ay députés yoo xamante ne ñun ñoo nekk assemblée nationale donc ñoom dañoo dajale seen baat ñoom ñëpp 11 millions yi jox ñu ko ñu nekkal leen assemblée nationale rikk waay lu ci waay di signé te xam ni wala nga ko ciy voté te xam ni boo génnee adduna bi 11 millions sénégalais yi mere la ngalawaay na nga ko moytu ndax kat wax fa dëgg yàlla loi bi nekkul loo xamante ne arrangé na sénégalais yi arrangé wul ñiy def politique ndax nag politique bii kat dara éternel tey yow ëllëg sa morom tey ñi ngi wax naan marche ba ñuy marche digg place de l'Obélisque dañ koy tere ñoom ñi ngi ñuy tontu ñu ne Ousmane Ngom moo ko defoon tey bu deen Ousmane Ngom moo ko defoon tey arrangé wul parti démocratique sénégalais te pourtant ba ko Ousmane Ngom di def parti démocratique sénégalais la nekk donc képp ku fi nekk ci nguur gi na nga xalaat ni da ngay jeexal ëllëg te bu ëllëgee mën ngaa nekk opposition ngay teg loi yoo xamante ne bu ëllëgee dina la arrangé man loolu laa gis ci loi bi nga xamante ne parrainage la loi bu salté la loi bu ñaaw la loo xamante ne man rafetlu ma ko la loo xamante ne gàttañ lu naa ko maanaam daf maa jaralul sax jóg di dugg ci néeg bii parce que man sama voix dafa compté ndax man ñi ma jox seen voix danoo riche ñi ma jox seen voix danoo fort ñi ma jox seen voix mooy immigré yi te man immigré yi bu ma leen défendre dama leen défendre ci liñ bëgg te biir na ma ni ñi ma jox seen i voix bëgguñu loi parrainage donc loi boobu jaraluma déplacé wu toog sax di ci wax li ma ciy wax yëpp ci télévision yi laa koy wax parce que mënumaa tere mu jàll ndax foofa dafa am majorité mécanique boo xamante ne lépp loo xamante ne moom la ñooñu bëgg loola mooy am donc nag ma ñëw rek sant bu baax gërëm bu baax ñëpp ñi nga xamante ne ñëw naa fi tey ñu teeru ma en tant que honorable député muy opposition bi parce que nag réew mi sama càmmoñ PDS sama ndeyjoor
sénégalais yi nga xamante ne ñoo ñëw dégg rek ni lii day am ñu ñëw fekki ko ñoom it ñu ngi leen di sant bu baax wax fa dëgg yàlla itam ñu xamal consul général ni ko lii rafetul même bu fekkente ne ki nga xamante ne moom moo def audio bi daf doon wut buzz parce que ñun xam nañ ni wax fa dëgg yàlla itam loolu football yi dañ naan remplaçant dañ koy en général ñi koy taasu dañ koy ne remplaçant soo mënoon dara teel a dugg Aly Ngouille Ndiaye su mënoon def dara Italie du ko woon def actuellement mais da ko doon def bu yàgg donc ñun nañu toog rek te dal te xam ni fii Sénégal rek a fi am solo Sénégalais 1 Sénégalais 2 amu fi solo parce que ñii nag nous sommes prêts nag au front et nous serons là ba commission bi di fi jóge fas yéene wuñu commission bi di bind fii ay kaar yuy wàcc Sénégalais nag bu gaaree sa oto waaxu ñëw dugg ci commission bi ne da ngay bindu comme ni ko président waxee ñun moom loolu duñ ci werante parce que Sénégalais kat amul A ak B amul catégorie A ak amul catégorie B amul figurant ak acteur donc ñëpp ay sénégalais lañ nañu fexe ba di bind sénégalais yi te bàyyi kaar yi ñuy invité naan leen kaay leen ñu bind leen loolu ku ko fi waxit mënoo koo def ku ko fi wax waxoo dëgg ndax doo ko fi defee ndax ñun ñu ngi fii te duñu bàyyi sénégalais yii ñu leen di minimiser di ut catégorie A à catégorie B donc loolu rek laa doon wax di sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ni nii rafet na continuer leen ko jusqu'à la victoire finale parce que nag wax fa dëgg yàlla neexul ba neexul mais sonn nañ tàyyi nañ damm nañ ci loo xamante ne duñ ko teg ci dëgg duñ ko teg ci yoon te di ko jël di ko teg ci suñu ndar ñun sénégalais yi liñ ñu naxe woon ba yëg ci gouvernement bi yëpp sénégalais de sérieux loo fa dem boo ko waxee dañ la naan nekkul jàppuñu ko bokkut ci suñuy wax ñun nag ñaanuñu kenn dara li ma koy waxee bis bu jot assemblée nationale dañuy participer ci acteur de développement lañ ci Sénégal ñun économiquement dañuy participer ci boobu dëkk dañ noo war a fonk dañ noo war a respecter ndax lii ñu ñuy xañ bañ a yëkkati commission bi yóbbu ko Bergamo wala Brescia wala Treviso ñun nañu xam ni loolu moo ñu yore ndax ku ci amul carte d'identité nationale doo am passeport ku amul passeport fii ci dëkk bi benn questura du la jox sa séjour donc ñu xam ni lii ñuy xeex du xeexu parti kese comme ni ma ko waxee sànq nañu bàyyi lu ñu wax ñu ne politiciens yi lii xeex national la ñëpp ñoo war di ñëw fii chaque jour duñu xam Aline duñu xam Ibrahima mais dañuy ñëw rek rien que pour lii loolu noonu forfaiteur yi ñu bëgg a def du fi am pour gagner Italie jël nañ nag seen engagement ni mën nañ gagner Italie mais maa ngi sant bu baax Macky Sall ci loolu rek mooy franchise bi Macky Sall am bi mu jàkkaarloog ñoom da leen ne bu leen ma rey yéen mënu leen a daaneel PDS Italie mënu leen a daaneel ña fa nekk Italie yéen ñoo leen mën te duñ seen morom bu leen ñu nekk fi di engagé wu naan di ngeen gagné donc loolu tamit xam naa ni comme jën prise de conscience boobu président Macky Sall def na ko xam na ni fii ay nit njaaye fi nekk loolu tamit dañ ko ciy sant rek pour mu xam ne rek lu mu mën a teg rek kulli aj rek la ñuy wax kulli ajee ko sut dégg nga asalaamaaleykum wa rahmatullah